أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم seen mbokk seen xarit Mouhamadul Moustapha Iyane Baba Sy lissalaati nuurun azimun amal na julli nekk na ci benn leer bu mag tushriku bihi qulubul musallina day éliminer xolu jullikat yi wala yanaaluhu illa alxaashiun du jot ci leer boobu lu dul ci nga xamante ni dafa ragal yàlla fa ida atayta ila salaati boo ñëwee ci julli fafarriq qalbaka na nga jeexal sa xol min ad-dunya ci lépp lu nekk ci aduna wa ma fiha ak lu nekk ci biir washtaxil bi muraqabati mawlaak nee na nga soxlaal di jëfee jàkkaarloog sa borom allazi bi nga xamante ni tusalli li wajhi moom ngay julli ci kanamam wa ataqid na nga gëm anna salaatu julli xushua humilité la wa tawaadoo ak tuutil sa bopp maanaam humilier sa bopp lillaahi ndax yàlla subhaanahu moom mi nga xamante ni moo gën a màgg lépp bil qiyaami ci ay taxaw wa ruku ak ay ruku wa sujud ay sujud wal ijlaal ak di ko màggal wa taazim ba léegi di màggal lahu moom yàlla bi takbir ci ay kàbbar allahu akbar wa tasbix ci ay tasbix subhanallah wa zikri di ko fàttelu tout le temps fa xaafis na nga moytandiku ala salaati sa julli yow jullit biy julli fa innaha ndax moom azamul ibadat moo gën a màgg ci julli yi waaw wala tatruk bul bàyyi al cheytaana cheytaan yalabu muy foowee bi qalbika ci sa xol wa yashghaluka mu lay soxlaal an salaatika ci sa biir julli xatta yatamisa qalbaka ba nga xamante ni sa xol day tilim wa yaxrimaka mu tere la min lazzati ci neexaayu bànneexu anwaari leer bi mu waxoon bu njëkk bi assalaati julli waaw dafa war jullit bi buy julli mu jàkkaarloo ko yàlla mu xam ni yàlla moom kat amul lenn lu gën a màgg que moom amul comme ni ko ibnu ashir di waxee yajibu lillahi alwujud wal qidam dafa war ci yàlla mu exister existence su yàlla dafa nekk lu war du loo xamante ni dañ ko war a négocier dafa war adduna bi am ku ko sàkk parce que lépp loo gis am na ku ko sàkk donc adduna bii ñu nekk dafa war lépp dafa war yàlla mu exister wala qidam mu nekk koo xamante ni dafa yàgg amul début maanaam bu fekkoon yàlla dafa am début dañ naan donc am na fin te lépp li nga xamante ni ñu ngi koy xool ci adduna bi day wane ni di expliquer ni di prouver ni existence u yàlla boo xoolee ci gàncax gi asamaan si weer wi biddéew yi géej gi lépp day wane ak lépp li nga xamante ni mi ngi ci ordam nekk ci état bi nga xamante ni ci perfection la day wane ni existence u yàlla xoola nit rek ni ko yàlla sàkki donc lépp day wane existence u yàlla aussi yàlla boobu nekk loo xamante ni day contraire ci li mu sàkk yàlla mënta mel ci li mu sàkk xul fuhu li xalqihi bila misaal amul lenn li nga xamante ni mën nañu wax ni lii kat ay melo yàlla la yor du ku mu mënti doon nag kenn waruñu wax ni kii ay melo yàlla la yor alors que melo yàlla yooyu bu ko yoree moom day dee bu deewee donc mën nañu wax ni yàlla day dee amul lenn li mel ni yàlla laysa kamislihi shay'an mu nekk même par exemple ñi naan yàlla dafa sàkk nit ci meloom moom loolu chrétiens yi yoo ko wax du musulman jullit mënul wax loolu yàlla wane na ay attributs yu mu yor moom ak ay melo yi mu yor moom mais ba léegi dafa wuteek melow doomu aadama donc wa wahdatun zaat il faut que yàlla nekk kenn qul huwallahu ahad il faut que yàlla nekk kenn mu bañ a nekk ñaar mu bañ a nekk ñett mu nekk kenn moom ci majesté am ci màggaayam zaatam aussi ci melinam moom wasfu ak façon nuñ koy ci ay meloom ba tey wal fi aalu ci ay jëfam jëfinu yàlla du jëfinu nit te du soxla ci kenn dara waaw mu nekk aussi koo xamante ne moom mooy tax dara xew moom mooy sabab bu njëkk génnee ko ci li nga xamante ne amul dara yàlla mooy génnee dara ci dara ndax li kulli xaadisin sabab lépp loo gis am na sabab bu war a tax mu exister mosoon nañ fi wax benn jour boo jëlee alif ba ta lu tax ta exister ba exister na lépp loo gis am na sabab lu tax ba exister na alif exister na lan moo nekk ci gannaaw alif maanaam amul lenn lu dul yàlla rek moo mën a nekk sabab bu njëkk comme ni ko Aristote doon waxee ndax li kulli xaadisin sabab li kulli maxluqin xaaliq lépp li nga xam te ne sàkk nañ ko am na ki ko sàkk bu mu des yàlla amul kenn ku ko sàkk ndax moom mooy sabab bu njëkk bu fekkoon yàlla am na ku ko sàkk dañ fiy nekk di lijjanti ki sàkk yàlla kan moo ko sàkk donc dañuy nekk ci benn chaîne rek infini bu dul jeex li nga xam day nekk bi maala bidaaya amul début loolu xel mënu ko nangu liñ naan dawrun tasalsul kan mooy sàkk premier bi ñu ni kan moo sàkk deuxième premier kan moo sàkk premier ñu ni keneen moo ko sàkk ñu nekk foofu troisième quatrième di dem dawrun tasalsul day nekk tournée rek loo xamante ne amul fin donc lan la mën a def loo xamante ne xel mën na ko nangu mooy sabab bu njëkk ci àdduna li njëkk war mooy existence su yàlla te yàlla bu ñu lijjantee lan moo nekk ci gannaaw existence am parce que moom rek moom moo doy mat bi nga xamante ni amul début amul yaay amul baay amul dara waaw
wujudu lahu dalilun qaati existence yàlla aussi dafa nekk dalil bu clair malgré que ñenn ñi dañuy bëgg gëmloo ni que existence yàlla yëfu dof la alors que ñoom li ñuy def mooy yëfu dof parce que existence yàlla dafa évident lépp loo xool autour de toi day wane ni yàlla existé na munoo dugg ci néeg fekk fa benn ñam bi ñu fa teg ñu ngi ko préparé ba mu baax nga ni ñam bi kat moo fi indi boppam loolu amul sens xel mënta nangu loolu lu dul ngay jéem a manipuler di expliquer yoo xamante ne ay feni neen la waaw li kulli muhdasin lisaani ndax lépp loo fi gis mu xew dañ ko créer waaw léegi nga dugg ci néeg par exemple ñun la wala téléphone bii nga yor actuellement nii téléphone bi moom moo sàkk boppam amul xuraafaat bu gën a garaaw loolu téléphone bi yaa ngi ciy wax mi ngi dégg yaa ngi ciy envoyé ay message ba pare ñu ne la moom moo sàkk boppam par exemple bu ñuy wax théorie de bu ñuy wax Big Bang genre yooyu la que lépp moom moo sàkk boppam génn ci néant te loolu xel mënta nangu loolu mën nañu nangu ni kat comme ñenn am na philosophe wala ak ay scientifique musulman yu commencé prouver loolu ba tey Big Bang génnul ci projet wu yàlla c'est-à-dire kun fa yakun fi'l mudaari day nekk loo xamante ne day ci continuité la donc li ñu naan tatawur mooy évolutionnisme l'islam dàq ko à 100%. lan la islam dàq mooy yenn théorie de Darwin te Darwin mën nañ jàpp ni théorie la te loolu dañ ñu koy fàtte wax Darwin théorie la te théorie du loo xamante ne dafa fiable à 100% malgré am na yenn savants musulmans yuy indi ay preuves ni théorie de Darwin ba benn certain degré dafa islamique parce que ay dalil ci Qur'an génnee nañ ko mais malgré nag ñun musulmans yi duñu lire duñu gëstu ci lu xew ci suñu diine ak yenn tafsir yu bees yi nga xamante ne borom xam-xam yi ñu ngi koy def ay liggéey yu am solo ay scientifique yu moderne yoo xamante ni dañuy dàq athéisme ba mu leer nañ dàq théorie de Darwin ba mu leer nañ ci ay preuves yu leer waaw donc dafa jot jullit yi ñu delloo si suñu xel gëm suñu bopp bañ a sàgganee suñu diine ndax lan amuñu explication parce que lan mooy problème bi mooy ñun ñoo dul gëstu ci suñu diine on ne lit pas assez et c'est grave alors que les livres sont là du ñu jeex bibliothèque yëpp ëbb nañ ko chaque année ay édition yu bees génn livres yu ñu publier loolu chaque année day am mais ñun duñu lire soxlawuñ ko mën nañu jaay l'intellectuel nag ci leneen bu ñu demee ba débattre ci côté l'islam ñu gis ni kat terrorisme bi xew wala ñu ñuy ŋàññi mënuñu défendre suñu bopp automatiquement on se considère comme athée sans recherche sans jéem a approfondir le sujet ni dara mooy orgueil doomu aadama nax sa bopp te xam nga ni leeru yàlla mooy leer bi gën a naturel ci leer yi bépp civilisation boo gis ci àdduna bi am na leerum yàlla bépp civilisation boo gis ci àdduna am na besoin créer dara pour def ko di ko jaamu loolu amul benn civilisation bu ci échappé ndax yàlla moom moo sàkkee doomu aadama noonu leeram di dox ci biir xolam même bu nekkee bant la yett sax di ko jaamu dina ko def donc li évident wul li logiqueul mooy di gëm ni yàlla kat dara dafa créer boppam ci dara loolu naxee la naxe mbaay la amul benn sens ñi ko gëmoon ñëpp soit dañ ciy génn après wala dinañ dem benn instant boo xamante ne même bu ñu la waxee dañ naan la dañuy génne ay explication scientifique di dem jusqu'au bout de la démonstration dina am fu ñu toll foo xamante ne explication philosophique lay doon donc lan moo univers bi lan la dafa nekk loo xamante ne azal la loo amul début donc te mënoo gëm ni yàlla amul début mais mën nga gëm ni univers bi amul début mën nga gëm ni théorie de Darwin moom moo lu mu tudd Big Bang moom moo créé boppam te mënoo gëm ni Big Bang kat loxo yàlla mi ngi ci gannaaw donc il faut que ñu delloo si xel yi bu baax gëmaat sunu borom ni moom moo gën a li gën a logique ci doomu aadama mooy gëm yàlla li gën a ñàkk logique ci doomu aadama naan day prétendre nekk athée même bu nekkee nag da ngay joxe un lui comme ni ko Molière defoon pour le bien de l'humanité yëfu ñàkk fayda la amul solo waaw dafa jot nag julliti ñu xoolaat suñu bopp booy gëm mbirum yàlla jël ko teg ko li gën a am solo ci sa centre dindi sa dund waaw xoola sa bopp ak néeg bi nga nekk actuellement nga xool sa bopp ak kër gi nga xool sa bopp ak ville bi nga nekk nga xool sa bopp ak adduna bi xool sa tuutuwaay ni nga tuutee nekkoo dara nga xool sa bopp ak univers bi nga xool sa bopp ci univers boo xam dañu la amul début sans fin la day wéy rek te loolu la scientifique yëpp d'accord nga xool sa bopp sa tuutiwaay boobu nga ni da ngay weddi kat am na yoo ku créé wul dara lépp a créé boppam loolu yëfu ñàkk fayda la mi ngi nii ay trou noir yi ñu fiy wax fan yi amuñu explication sax bu pesé bu ñu mën a tegal wala wax la loo xam te ne mën na dal sa xel dañuy créer rek di inventer di làmbaatu donc dara wóoru leen seen existence wóoru leen lenn moo wóor mooy dañuy dee te incha allah dinañ leen àtte donc dafa jot jullit yi gëmaat seen bopp gëmaat ne l'islam moom mooy li gën a am solo ci àdduna parce que explication nañu xool par exemple ñiy def débat entre créationniste ak évolutionniste yi l'islam position bu mu ci indi bi moo gën a crédible waxuma la sax di jéem ko prouver actuellement ni maa ngi leen di pousser ngeen jéem a recherche ci loolu li ci musulman yi indi moo gën a crédible moo gën a taxaw waaw parce que
amul lu contradictoire lépp logique la te aaya alquran bu nekk day ñëw ni prouver kat science bii ñuy wax ni l'islam acca na ko depuis balaa muy xew wala balaa ñuy gëstu ñu nan la ñuy def mécanisme bi nan la xewee c'est-à-dire kun fayakun nan la xewee nan la ñu jegee ci dara nekk ci lu dara nekk ci dara loolu rek la ñuy prouver donc kii la woon juste pour dëggalaat fàttali nit ñi dañu war a gëm yàlla dellu ni yàlla moom mooy li gën a am solo ci suñu centre dund moo tax mu continuer borom téere bi ni fa alayka mu ni fa xaafis na nga garder ala salaati sa julli fa innaha azamul ibadat julli moo gën a mag ci jaamu yàlla yi munoo jullit bi munul d'accord ni moom du julli te tegu ko fenn loolu kenn mënu ko nangu parce que yàlla bi muy wax dafa ne fa xalafa min ba'dim xalfin adaawu salawaat wa tabu shahwat mooy ñoo xam te ne dañu bàyyi julli di topp seen bànneexu bakkan loolu rek moo lay tere julli topp sa bànneexu bakkan te loolu mujjantalam lan la mooy safara donc il faut que ñu gëm ni jullit bi dafa war a jullit ndax julli moom mooy deuxième pilier ci l'islam li gën a am solo après boo témoigné ni amul benn buur budul yàlla mooy na ngay julli donc loolu dafa war ci yow mu ne wala tatruk shaytaan yal'ab bi qalbik bul bàyyi seytaane di foo ci sa xol parce que seytaane kat du la digal dara lu baax lu bon rek la lay digal te moom dafa gëm seytaane dafa gëm yàlla dafa ragal yàlla mais yow lan lay def mooy da lay jéem a prouver lu non yàlla amul wala bul julli na nga topp sa bànneexu bakkan wala na nga orgueilleux wala na nga rëy pour bañ a wàccee sa bopp nangu ni yow kat da nga soxla ku la sàkk yow ci sa bopp nit ki donc bul bàyyi seytaane di foo ci sa xol wa yashghaluka an salaatika mu lay soxlaal wala di la perturber ci sa julli hatta yatmis qalbak ba sa xol dem ba benn instant day fomp wa yahrimuka min ladati al anwaari salaati mu tere la mu éviter loolu li nga xamante ni moo gën a neex moo gën a sucré moo gën a neex daal maanaam ci li nga xamante ne moom mooy leeru julli bi ñu waxoon ci njëlbeen bi donc julli bi il faut mu gëm loolu mu gëm ni al iman yazid wa yanqus iman day yokk day wàññeeku booy jaamu yàlla di ko julli di ko màggal sa iman day gën a dëggu booy seetaan bañ a julli di ñàkk faydal diine di doyadal diine parce que yow kat amoo preuve wala amoo xel wala amoo gëstu bi war nga mën a am yenn explication yi ci yenn yi wala nga mën a c'est-à-dire bi gisee benn situation kat nga dàq ci génnee ci l'islam ba mu set wecc loolu sa problème la yow du l'islam donc dafa war ngay julli di woor di ñaan yàlla di delloo sa bo xel ci yàlla pour sa iman gën a dëggu moo tax mu ni fa alayka bid dawaamil xushu il faut que nga dëkk ci di humilier sa bopp ak ragal yàlla fiiha ci moom fa innaha ndax jullikat tanha anil fahsha wal munkar moom mooy génnee ci yow lépp lu bon ak li nga xamante ne ay tere la julli moo la koy def boo gisee nit di julli di sàcc di fen wala di def lu ko neex di zina xamal ni julli boobu kat des na parce que dafa jëlul xolam def ko ci yàlla ba mu jeex tàkk parce que julli da lay éviter loolu bi sababil xushu ndax ragal yàlla bi nekk ci yow fiiha ci moom mu ni fasta'in na nga dimbali koo yàlla ndax yàlla moom mooy ki dimbalekat du keneen billaahi ci yàlla innahu ndax moom yàlla xayrul mustaan moo gën ci ñiy dimbali donc ñu yemal ko fi ba semaine prochaine incha allah ñu continuer duruus yi wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh